yéen xam ngeen ne bu doon man rek sama jëmm bopp maa ngi nekk samay mbir ñëwaguma fi juge dem kon donc nañ leen xam ràññet leen affaire bi du wax bu bari affaire bi du saaga xaste jeunes yi nag fekkee ku saaga xaste la ñuy àndal buñ ci demee après ñooy regretté rek li ma leen di wax dee leen gëstu temps bi ngeen di perte seen temps yi ci WhatsApp yi dee leen gëstu di xool leader yi dëkk bi du n'importe qui lañ ko war a jox du damay jóg fee rek ñëw état beneen mbir la état du ay caaxaan ñun ñii nekkul ci état man comme par exemple di gérer ay mbirum état ma xam ne di waxu caaxaan waxutuma nga dem ba téye nguur doon ay ministre ay DG doon président de la république kon donc la jeunesse gis nga ñaari fan yi def lépp fii lay xawee carte yi jëlee leen ko ba suba minuit gars yi dinañ yor xaalis dinañ ko tuur ci dëkk bi ku leen jox lekk leen mais na ngeen jóg wax ak nit ñi opposition bi nag bari na mais xàmmee leen ban mooy opposition bu baax bi man maa ko wax dama baat ci kaw te fu ma neex taxaw di ko débat y a des gens yoo xam ne c'est des manipulateurs tey bu ñu taxaw ne Thierno Alassane Sall mii maanaam day rouler pour Macky Sall wax caaxaan la. caaxaan la de. juge dem mii démissionné personne de son propre gré nga ne tey liggéey Macky Sall wax caaxaan la moom nañu wax li muy def ci suuf ak gars yi nit ñu dofuñu de nit ñu dofuñu mais la jeunesse réveillez-vous bu tey mu waxee lii bu subaa mu wax la ne réveillez-vous xool leen opposition bi xalabuñu kenn ñuy nañ fi jóge mais nañ xool ku ñuy tànn gëstu leen bu la neexee ngeen dem internet bi tapé Thierno Alassane Sall juge dem Massamba Diop n'importe quelle personne boo leen gisee yoo xam ni affaire yu gàtt la bu leen voter li ma leen di lancé nag fi may terminé mooy juge dem moom lañ jiital la liste départementale coow li bari woon na nag ci zone nord nii di wax nit ñi di wax mais am na loo xam ni kenn du ko wax ci mbedd am na di nga ànd ak ay nit ñu bëgg la xool buñ defee dara ñu réagir juge dem mii tey bu ko kenn laalee am na ñoo xam ni dañ koy topp saa sàrde boobu dañuy réagir sans ñu comprendre mais heure wax bu jotee da ngay wax heure def bu jotee da ngay def moom lañ ñuy def pour le département de Thiès depuis que ñi ma xam ñi ma gën a jege maa ngi ciy dox suba ngoon ci wax. xam nga lan moo ëpp solo nit ñi dem voter pour la liste Aar Sénégal te incha allah zone nord bi demoon na ci élection am presque 3000 voix loolu moom dinañ ko lijjantiwaat man xam naa bu baax li may gars yi ñu ngi ciy liggéey ba jour élection yooyu duñu tay yéen ñëpp nag na ngeen jóg président ay man maa teel a woon nit ñi waaw. bari woon nañ trop franchement man sax nit ñëwee woon damaa jaaxal mais man maa leen teel a woo mais am na ñoo xam ni dañoo ne du ñu dem am na ñoo xam c'est problème familial ñu dem mais vraiment maa ngi leen sant di leen gërëm am na trop mais personnellement da nga ni. du ma dem fële damay bàyyi yeneen leader yëpp dem nga ñëw fii ci man ànd ak ci dem muy suñu grand bi nit bu baax parce que ñëw na kër ga am na lu ma sama papa wax ci moom kon donc sant yàlla rek kon donc lii dañ ci jàpp taxaw si au soir du 31 zone nord de xaw ma beneen zone on fera tout pour remporter la zone man nag démb laa ñëw mais fii ak suba xam naa ni di ngeen di Massamba Diop nii boo leen demee bu ñu demee si bitim ba mu jeex ñun dañu continuer di liggéey waaw sama gars yi sawar nañ liggéey leen xam vraiment ñu ngi remercié yow ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm président vraiment nos sincères remerciements xam nañ ni sonn nga vous avez fait le tour du Sénégal mais jar na ko dëkk bi kenn du ko patamee kenn du ko sax daaxee maa ngi leen di sant di leen gërëm gars yi yéen ñi ñëpp nag waa Medina Fall waa Thiali waa Daxi Kaw Ngent Kaw Salaf Kër Maam El Hadj je vous remercie énormément te boo leen jógee fii na ngeen dem ci nit ñi ne leen Aar Sénégal la ngeen wan leen bulletin bi mooy bulletin bu baax yor leen ko ci téléphone yi yor leen ci calpe yi yor leen ko fépp bu leen bàyyi dara ñi ngi dugg ci kër yi di maye xaalis di def lu leen neex ku wóolu sa bopp doo def loolu gars yi wóoluwuñ sa Thiès ba léegi ñu ngi leen romb ci mbedd yi ñuy tàllal loxo taxaw wane cofeel
ak yéene ak yaakaar bu ñu am ci coalition Aar Sénégal. ñu leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi di gërëm particulièrement militant wu Aar Sénégal yépp nga xam ne ba ñu tàmbalee législative yi jóge woon ci local mu metti woon lool ñu teg ay ndëgg sërëx ne ñu dem leen wuti parrainage gars yi dugg ci réew mi dugg ci ruq-ruqaan yi wuti parrainage ñu mu gën a sellee ñu bëri ne woon ñun duñu matal parrainage ba tax ba ñu seggee suñu parrainage teg ci table bi am ñuy sos ni Macky Sall moo ñu wutal parrainage ma leen di gërëm yéen particulièrement di gërëm mboolem militant wu Aar fu ñu nekk à travers le monde le Sénégal et le monde ci effort yi ñu def parce que dafa fekk mois de Ramadan am ñuy dox ba 23 heures di wuti ay parrainage gars yi soskat yi yàqkat yi ne dañu Macky Sall waaye moonte Macky Sall ci boppam parrainage am nattoon baax te listam baaxul arrangement rek moo tax ñu récupérer listam normalement même bu doon bac wala BFM même second tour du day lajj d'office waaye mu ànd ak benn jury boo xam ne dañ koy wax conseil constitutionnel ñu xaw ko dindi anonymat bi xaw ko repêché ko jaarale ko deuxième tour ñi daan wax ni ñun Macky Sall moo ñu defal liste jox ñu parrainage ñoom feebar boobu tablette boo xam ne genre Covid la te amul vaccin mais conseil constitutionnel wutal leen vaccin récupérer seen liste bu Dakar waaye ñu desee liste nationale boo xam ne amul titulaire maanaam peeru dàll yoo xam ne benn pot dàll lañ la jox Sénégal la ñu gis ñu nga dem marché neel wuta demal jëndal ma ay dàll waa ji indi la benn peeru gauche benn dàllu gauche càmmoñ moo dab waa picc mi beneen bi kon Benno Bokk Yaakaar ñoom dàllu droite lañ leen jox mooy liste boo xam ne titulaire la am amul suppléant Sénégal rek la ñu mës a gis caaxaan yooyu te ñooñee ne woon ñun motaluñu yàlla def leen nattu atte ñoog ñoom parce que ñun ba ñuy déposé ñu ngi déposé samedi ba ñu woowee convoqué ñu à 11h ñu dem déposé ñu ne ñu muñ leen tuuti parce que am na ñu fi ne ñu déposé à 17h ñooñu nekk nañ fa dimanche bi nga xam ne moo doon app bi ñu nekk fa ba mardi ay 1h du matin bu ñu bëggoon respecté woon seen bopp respecté Sénégalais yi dañu waroon def wax lan lañ fa doon def ba 1h du matin ak ban yoon moo leen ko may pas di wax ci nit ñi ñu ñëw ba toll fii tamit ci dernier virage bi di ngeen dégg ci réseaux sociaux yi ak kii lu ne ñuy sosal gor yi taxaw fii ba bëgg a ëpp xelu ñenn ñi waaye ku dégg Marème Soda miy wax la damay commencer ci la plus jeune ba ci docteur Abdourahmane Diouf ba juge dem jaarale ko juge dem Cheikh Oumar Sy gis ngeen leen dégg ngeen leen xam ngeen ni géej ngeen dégg meeting bu ni mel fii ci Thiès ànd ak xam-xam ak fit ak ngor bu wér peñ kenn waxu fi waxu picc bu ma waxee picc bi nag bu leen foog ne am na ñu may gaaruwaale kenn waxu fi aussi parce que boo xam ne xam nga da nga wax Sangomar docteur Abdourahmane waaye dafay am cheval fou boo xam ne bu gars yi ñëwee Sangomar ba virage bi moom day continuer ba mëkki mur ba mooy fasu Benno Bokk Yaakaar moom gars yi dañ ko xaw a toppee ba ñu ñëwee ba virage bi au lieu que jockey bi ci boppam tamit dafa xaw a diis
ba nga xam ne parce que jockey bëgg nañ ci nag ku xaw a mel ni Thierno boobu waaye boo ñëwee continuer fas bi mbëkki virage mbëkki mur ba yow moom yaa teg sa bopp mooy ñaari benn coalition moo fi nekk boo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu nee assemblée nationale Sénégal ñu yóbbu ko adduna dans le monde entier ñu jox ko bu doon ay cabinet lañ ko jox ñu ne saytu leen ñii seen jaar-jaar voilà liste Aar Sénégal voilà yeneen 7 listes yi ci jaar-jaaru politique ci personnalité ci angle buñ ko kii saytu leen ban liste moo xam ne moom moo gën ci assemblée réew moomu buñ ko joxoon ay japonais ñan la ñuy wax buñ ko joxoon ay chinois ñan la ñuy wax buñ ko joxoon Macky Sall sax ci boppam mu nekk opposition lan lay wax buñ ko joxoon yeneen coalition yi ci seen bopp bu ñu waxoon seen aqlaay taala lan la ñuy wax parce que xam nañu ñi ci nekk du ñu ay como du ñu ay cuune du ñu warkat du ñuy combine bëre du ñuy baara yóbbu bon waxuma dara kenn nag te du ñu sos du ñu sos surtout parce que ragal nañu yàlla gëm nañu yàlla du ñu sos du ñu nekk ci ay commune ñun lu ñu nekk nii coalition bu ñu nekk nii dafa leer amuñu ay satellite ñuy doxal di ñu waxal ci suuf di ruube ci suuf di dem di rëbb ci suuf pour rabattre pour coalition bu ñu nekk ñu ngi nii on est clair et transparent dama ni bu fekkee intérêt Sénégal rek moo tax suñu aqlaay taala képp kuy àtte da ngay xool sa aqlaay taala di nga xam ne coalition bu gën mu ngi nii du ci rek ci profil yi parce que dañ ko jëfee aussi ci diir bu gàtt ci diir bu gàtt dañ fi tëgg contrat de législature boo xam ne ku ko jàng xewal la dama ne ci diir bu gàtt tëgg nañ fi benn contrat de législature ba démb am na ay kàngam yoo xam ne du ma tudd seen tur laaj nañ ma ko nee ma ay ñu nekkoon ay responsabilité yu rëy ci réew mi nee nañ ma jàng nañ seen contrat de législature moom la ñuy voté képp koo xam ne Sénégal daf la ñor nga yittewoo Sénégal jàng contrat de législature bi jàngat yi fi xew ci ñaari weer yi weesu xam nga ni bu dee wootee ngir aqulaay taala ak njëriñu Sénégal comme ni ko juge dem waxee mooy buggee voter utile pour le Sénégal day voter Aar Sénégal. asalaamaaleykum waa Thiès asalaamaaleykum waa Aar Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di tuub tamit si yéex a agsi fii wane ñun suñu coalition dañu jàngal lan mooy leadership éclaté ku nekk mën ngaa teewal ku nekk si fu nekk looloo waral tey ñu xëy démb suñu mag yi gunge ñu Bargny gunge ñu Tëngéej yoon bi rafet lool fu ñu jaar nit ñi saafonteeg ñun bëggee ñu waroon àggali suñu mbëbët yàlla def ñu dem séndu saytu lan la suñu mbokk yi di dund ñu ne duñ ñu gën a gore mukk ndax démb juge Ibrahima Dem daf ñu gunge ba si guddi ñun tamit ku ñu lebal naaj ñu fay la kem te nit duñu gën a gore ndax ku ñu teral tëral ñu looloo waral tey ñu jaar fi nuyu leen béggee leen wax ne ñii ñooy gor yi ñii ñooy ñu baax ñi ñii ñoo nar a teewal askan bi ñii ñoo nar a nekk des députés de valeur des députés de qualité des députés de probité des députés qui seront dans la transparence des députés qui seront pour l'intérêt strict de la nation parce que nag lébu yi dañ koy wax kuy raam di la bokk su amee oto dugal na si te bu saf neexul sàppali du neex Thierno Alassane Sall ba mu taxawee si gouvernement bi dafa ne man du ma signé mukk luy lor sama askan du ma signé mukk luy lor Sénégal du ma dem mukk
ëllëg si biir sama njaboot nekk si kersa buñ ma tuddee sikkim gane dënn boo jëlee juge Ibrahima Dème bi mu gisee ni justice dafa commencé jeng dafa jug taxaw am fulla am fayda Thierno Bocoum mii dafa ne assemblée mënuñu di wax nit ñi def leen passation de marché mënuñu def code de transparence te fii ci assemblée nationale ñu nekk dans des choses nébuleuses kon nag bépp dërëm assemblée nationale war nañ ko awale ci yoon docteur Abdourahmane Diouf daa di ne Sénégal ndox mi muy naan baaxul du ma seetaan mukk ëllëg ci biir di dem yawmal xiyaam di layoog sama borom autoroute à péage bi képp ku ci jaar amel nga njukkal Cheikh Oumar Sy ndax ñoo ànd di ko xeex di opération escargot ba ñu wàññi prix bi wàññi njëg li kon nag ñii buñ leen digee ne ñun bés bu ñu demee assemblée nationale duñ fa nekk di def dans l'absentéisme duñu tardé session budgétaire yi dañuy ñëw di saytu seen bépp dërëm ak ñaar dërëm ak juróomi dërëm fu muy dugg mën nañ leen a gëm mën nañ leen a wóolu mën nañ leen a tànn mën nañ leen a tab ñii buñ leen nee ëllëg si biir dinañ leen defal ñetti mbir yi ñu dénk député maanaam fonction de représentation fonction de voter des lois et de suivre le budget fonction de suivre et d'évaluer les politiques publiques ñii suñ ñu ko waxee war nañu leen a gëm ñii bu ñu nee suñu gouvernance foncière ëllëg si biir dinañ xool lu ñuy doxee war nañu leen a gëm ndax ba ñu tolloo ci ay station de pouvoir dañoo teewal seen askan waruñu seen askan ñii bu ñu leen nee dañu bëgg efficacité budgétaire dañu bëgg efficacité parlementaire ñu am groupe parlementaire boo xamante ne si 10 ñun bu ñu demee assemblée nationale majorité lañ bëgg waaye doonte ñoo fay majorité dañ koy jox opposition bi li ñu naan commission des finances ñu xool bépp dërëmu Sénégal war nañu leen a gëm lenn nag moo des Sénégal ñoo jooy ne assemblée nationale ni muy doxee neexu leen dañ fay xuloo dañ fay xeex dañ fay xaste dañ fay xotti worma dama koy wax ne leen bal bi si ñun lay jógee ñun sénégalais yi bal bi si ñun lay dellu bu ñu neexee nag ñu jël ceeb jël diwlin jël xaalis waaye bu ñu neexee itam mën nañu fi jëlee li woon mu woon ni mën nañu indi assemblée nationale de rupture député yi tardé député yi dul ñëw député yi xaar ba session budgétaire ñu ñëw di wanewu loolu daf fiy jeex loolu nag ñun ñoo am pour tànn ñu ñuy teewal tànn ay député yu gën bu ñu bëggee am assemblée nationale bi gën loolu nag sénégalais yi ñoo koy def te incha allahu rabbi coow lay bëri rek parce que alternative pour une assemblée de rupture am na ñu mu tiital te incha allahu rabbi dinañ conforter loolu noonu bu 31 juillet 2022 jotee nañu mat li ñu doon ku ñu woo si xuloo buñ ko faale ndax dañ naan borom caq du xeex ak borom baatu neen ñun dañoo am ay baat dañoo am caq dañoo set dañoo sell dañoo yiw dañoo yaru dañoo am jom dañoo jom dañoo bëgg jëmale Sénégal si kanam kon nag képp ku ñuy woo si tardé sama papa daan na ko wax auteur diplomatie waaye du ñu teree am principe du ñu teree am lu ñu gëm parce que ñun li ñu gëm mooy changer ni ñuy defee politique boole ko pôle éthique politique boole ko bëgg suñu réew du yem rek si ay baat ay jëf la fu mu toll nii lan lañ soxla jeunesse boo xam ne dañ ko war a wan yoon jeunesse boo xam ne dafa war a delloo si waat espoir assemblée nationale ñu jubboole ko ak seeni élus ñun de ba ñu demee loolu lañ def du ñu cité 10 députés te duñ ñu tudd ñaari at ak genn wàll lañ fa def waaye ba ñu ñëwee ñu bëri dañ naan ana ndaw ñi dañu teewal ndaw ñi dañu waxal ndaw ñi dañu wax ci gouvernance dañu wane fulla dañu wane jom te loolu lañ suñu mag yi war kàddu yi nag du gudd ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nañu sécuriser suñu vote nañu sécuriser suñu victoire nañu waajal suñu bopp ndax incha allahu rabbi li woon assemblée dafay woon ni te loolu aar Sénégal moo ko fi indi je vous remercie. asalaamaaleykum mbokki Thiès. asalaamaaleykum militants sympathisants coalition Aar Sénégal. man dama bëgg tàmbali di am ay laaj yi ma leen di laaj bi nag da ngeen di wax waaw wala déet. xam nga fan yii suñu frère docteur Abdourahmane Diouf am na lu muy wax
am na ñoo xamante ni wane wuñu ñi war a nekk député de léegi nag ñun dañ leen di laaj est-ce que jàpp ngeen ni suñu tête de liste nationale di Thierno Alassane Sall su taxawee assemblée nationale dana fa am taxaw bu njëriñ Sénégal waaw wala déet. est-ce que jàpp ngeen ni docteur Abdourahmane Diouf mi fi nekk su taxawee assemblée nationale est-ce que dana am taxawaayu député bu ngeen soxla waaw wala déet. Thierno Bocoum est-ce que jàpp ngeen ni moom mi nekkoon député am lu mu wane ba pare jóge assemblée nationale di continuer di nekk un député du peuple est-ce que jàpp ngeen ni su delloo assemblée nationale dana leen defal liggéey boo xamante ni da ngeen ci kontaan. Cheikh Oumar Sy tudd nañ ko léegi moom tamit nekkoon na député assemblée nationale est-ce que jàpp ngeen ni su demee assemblée nationale dana fa bokk ci député yiy nelaw foofu. Marème Soda Ndiaye mii wax léegi nekk la plus jeune députée est-ce que jàpp ngeen kii nga xamante ni bi député yi di xuloo di xeex moo ñëw jël kàddu wax fa wax boo xamante ni wax dëgg yàlla maturité la ànd ak sagesse est-ce que jàpp ngeen ni moom su ko yóbbaatee assemblée nationale parce que gis nañ liggéey bu rafet bu ma fa def est-ce que dana fa dem di xeex di xuloo. est-ce que jàpp ngeen ni suñu frère Théodore Ndione bi ngeen xam ko mu nekk Thiessois di njëriñ waa Thiès te nekkul dara joxul ñu ko benn fonction est-ce que jàpp ngeen ni su demee assemblée nationale dana leen njëriñ waaw wala déet. suñu sœur Koula Diagne suñu sœur Ndeye Yacine Diagne est-ce que Ndeye Yacine Niang est-ce que jàpp ngeen ñooñu njëriñ bi ñu am madame Mbacké ak Fatima Babol mi fi nekk ak ñoom Rougiyatou Sall est-ce que jàpp ngeen ni ñooñu suñu demee danañ nekk ay député yu am njëriñ ci Sénégal waaw wala déet. gis nga ñooñu nag dama cité rek foog naa fàttewuma ci ñi fi nekk Dieynaba Diallo mu ngi nii elle est suppléante aussi sur la liste nationale. ñu ngi koy nuyu Ndeye Yade Diouf ak ñeneen ñëpp ku lim jum loolu rek pour wax parce que sànq kii nga xamante ni mooy joxe parole pratiquement joxe na parole ci investi yi fi nekk yëpp fu mu toll nii dans 2 jours sénégalais yi dañ leen di woowaat pour ñu conséquent. ñun fépp fu ñu dem Sénégal nit ñee ngi jooy li fi nekk moom wax dëgg yàlla jarul sax ñu leen koy wax est-ce que d'accord ngeen est-ce que kontaan ngeen seen député yi ngeen am yu Benno Bokk Yaakaar. est-ce que yaakaar ngeen ni Thiessois yi ak sénégalais yi danañu votel waat Benno Bokk Yaakaar. li ngeen wax nii nag ñun loolu la ñu dégg fépp Sénégal jàpp nañu ni dans 2 jours incha allahu rabbi sénégalais yi danañu taxaw loolu nga xamante ni moom la ñuy jooy ñu traduire ko dans les urnes ba opposition bi am une majorité à l'Assemblée nationale waaye ne majorité boobu nag dafa war a nekk ay député utile parce que la notion de vote utile dañ ko war a interroger waat lan mooy vote utile dama koy répété waat vote utile bu indil député utile du vote utile vote utile bu indil président utile du vote utile vote utile bu indiwul maire utile du vote utile donc incha allah jàpp nañu ni coalition bi nga xamante ni fépp foo dem bii
biir Sénégal ak bitim réew wax bi ñaar la ay nit yu intègre ay nit yu ñu wóolu nit yu ñu am yaakaar boobu nag wax dëgg yàlla ni ma xamee membre coalition bi parce que ci ay remerciements lay mujjee niñ ko formé ñu waxtaan ci waxtaan yi metti woon na waaye on a su faire preuve de dépassement et tamit ñu sélectionné n'importe qui mënul woon dugg ci coalition bi de loolu il faut ngeen xam ko dañoo sélectionné parce que ñu suñu buggee lu baax dafa am tamit loo xamante ni mënuñu ko def on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux on ne peut pas changer en maintenant le système qui était là loolu dañ koy wax loolu incohérence la mënuñu ñëw ne sénégalais yi kaay ñu changer ñu jël ñi fi xamante ni ñoom ñoo yàqoon réew mi jël leen dugalaat leen ci biir di bëgg ñu dugaat par la fenêtre loolu du cohérence te loolu coalition Aar Sénégal bañ nañ ko donc man mi nga xamante ni fi may jeexalee maa nekkoon tête de liste départementale wax dëgg yàlla di coordonner travail extraordinaire bu ñu def ci département bi je tenais vraiment à remercier très sincèrement ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci liggéey bi du ma fàtte notre frère Massamba Diop damay ñaan ngeen dama leen di demander ngeen tàccul ma ko bu baax a baax parce que notre frère Massamba Diop bien qu'il n'a pas été investi ci liste yi def na ci alalam def ci dooleem def ci pas-pasam parce que loolu mooy gëm nit ñi seen intérêt personnel la ñuy xool te coalition Aar Sénégal ñi ci nekk ñi ma ci gis wane nañu ni wax dëgg yàlla du seen intérêt bopp parce que man li ma jaaxal fii bi may liggéey ak aussi waa République des valeurs ma remercier leen la plupart ñi nga ci gis ñu gën cee sonn ils n'ont pas été investis bokkuñu ci liste yi waaye loolu terewul ni dañoo mel ni ñoom ñoo gën a sonn sax ñi nga xamante ni dañ leen investir mënuma bañ a tudd Hamidou moo doon coordonné le travail ma demandé leen na ngeen ko remercier notre frère Mountakha Fall vraiment moom tamit def un travail non négligeable suñu frère Georges Sadio dafa am émission moom tamit def un travail extraordinaire ñi nga xamante ni aussi ñoo ànd ak man bokk ak man suñu parti ñoo xamante ni depuis ma commencé politique ay dëkkandoo lañu ay mbokk ay xarit ñu bàyyi seen lépp durant ces 21 jours ñu bàyyi seen soxla yëpp mënuma tudd ku lim jum sama xarit yee ngi nii sama dëkkandoo yi sama mbokk yi ñu jàpp ci seen kéemtalaay kàttan ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni au soir du 31 ñun am nañu yaakaar ni sénégalais yi enfin dinañu voter utile suñu voter utile mënuñu voter beneen coalition bu dul coalition Aar Sénégal waaye lépp lu mën a am on aura le sentiment du devoir accompli on a une obligation de moyens te man lu ma ci gën a neex may remercier leader yi fi nekk yépp nit leadership da ngay war a nekk royukaay ñii ay royukaayu jeunesse bi lañu ñoom ñëpp suñuy wax jomb nañu wax lu dul dëgg jomb nañu def politique def populisme pour jot dañoo gëm yàlla nag ku ko gëm wóolu ko du la bàyyi incha allah li may wax nous avons déjà une victoire et c'est une victoire morale et cette victoire morale là
cette victoire morale là se traduira tôt ou tard en victoire politique parce que lu mu yàgg-yàgg sénégalais yi danañu ràññee su pënd bu wuree sénégalais yi danañ ràññee wax bi may wax nii nit ñi danañ naan waxoon na ko sénégalais yi danañ ràññee te suñu ràññee ñu xam ni que ñi fi xamante ni ñoo fi mën a indi des ruptures vertueuses mooy waa coalition Aar Sénégal